ne depuis février mars am na lu xewoon ci réew mi ay événements yoo xamante ne daanaka complot la boo xamante ne liquidation politique lañ ko jëmale woon ci sa kaw tey jii nii bi lépp niroole dal na nga am distance avec fait yi ban lecture nga ciy def. waa di leen gërëm di nuyu Sénégalais yëpp ñu ne fii ak ñu ne bitim réew di nuyu suñu mbokku africain yi di nuyu waa àdduna yëpp képp koo xam ne yaa ngi déglu waxtaan bi di leen gërëm it ci invitation bi dalal bi li nga laaj dafa di lu am solo ci xew-xew bu amoon ci fan yi ci réew mi waaye di xew-xew boo xam ne defe naa weesu na réew mi ndax dafa mujjoon doon xew-xew àdduna ndax ci jamono jooju même ci télévision internationale yi foo taal rek defe naa moom lañ doon ubbee yàlla def nag xew-xew bu concerné ñu man ci sama jëmmu bopp waaye concerné it li ñu bokk ci kuréel muy parti bi di Pastef concerné it mboolem seen ñu yëngatu ci wàllu kujje gi waaye dépassé na loolu ndax boo xoolee ni mu demee dafa mel ni dafa di xew-xew boo xam ne sénégalais yëpp ku bokk ci politique ku bokkul ci politique ku ne ci mouvement citoyen wala société civile la ku ci bokkul ñëpp la mbir mi mujjoon a concerné muy mbir mu ñuy naqarlu trop parce que bëggoon nañ ñu ñaanoon nañu yàlla buñ demee ba Sénégal war a fës ci àdduna mu doon ci yeneen anam yoo xam ne lu ñuy nawee la ci par exemple suñuy liggéey ci wàllu koom-koom performance économique wala lu ñu def ci wàllu démocratie ñu yàgguñ cee ràññee wala loo xam ne sax ci lu ñuy daje ci ak waa àdduna bi yëpp la def ci am ci raaya am ci ndam muy ci wàllu sport wala ci wàllu culture waaye ñaanu ñoon yàlla àdduna bi yëpp di xool Sénégal ci mbir moo xam ne ay pexe politique moo ko lal muy ñi yor nguur gi tële jaaxle tiit gisit force politique boo xam ne mi ngi yéeg di dugg ci xolu Sénégalais yi di am doole ñu ne tey lii il faut ñu faagagal ko ba tax ñu def ay pexe ci ndëgg sërëxal ba loolu mën a jur lu mel nii ci Sénégal mooy yàqute gi bëri na ci wàllu koom ay bakkan rot na ci ay nit gaañu nañ ci ay nit dem nañ ci kaso loolu lu ñuy ñaawlu la di ñaan yàlla musal ñu ci seytaane ki pexeem ñaan yàlla musal ñu ci nit boo xam ne nguur jaral na ko lu ne loolu musiba gënu ko rëy di ci am jàngat yu bari nag muy sa laaj bi bu ci njëkk mooy dellu sant yàlla bu baax a baax a baax parce que nit bu la yàlla nattoo dara nga dugg ci yaa gis ni yàlla won na la ci boppam bu baax a baax a baax ndax lu munti am rek ñun yéeg nañu loxo yàlla ci mbir mi donc di ci sant yàlla bu baax a baax a baax gannaaw gi di ci gërëm askanu Sénégal ndax naam xamoon nañ ni am na fu ñu toll ci askan wi waaye nattuñu woon ko ni yegg na fii li ñu gis defe naa lu yéeme la ñëpp dëppoon nañ ni kenn mësu koo gis ci Sénégal ci askan wi yëpp jóg bokk jàppale benn doomu askan wi rawatina mu doon leader politique loolu guléet mu egg ci fii ndal donc muy loo xam ne lu ñu bett la ci benn fànn wi jàppoon nañ ni am na lu ñu jot a def suñu digganteeg askan wi waaye xalaatuñoon ni askan wi mën nañu ko fayee lu toll fii te damay faral di wax ni askanu Sénégal deseetul ñu dara fi mu ne nii bu dee gor lañu dese ci dund donte sax loolu musa doon suñu dogu loolu ñu dugal ci politique dugguñu politique ngir alal gu ñuy ut wala tur gu ñuy ut yàlla nañ ci yàlla musal waaye dañoo dugg ci politique gannaaw bu ñu càmbaree mbiri xool ko xoolaat ko ci biir ak ci biti gis ni nañu yore réew mi bon na ba fu bon yem te ñi ngi jaay réew mi ñi ngi lottal Sénégalais yi ñi ngi jalgati lépp loo xam ne mooy lu war a defar réew ci koom ci démocratie ci jikko ci leneen ak leneen loolu ñu dugal ci politique ñun ñu saxal loolu suñu digganteeg askan wi li ci xeex depuis defe naa léegi juróom benni at ak lu tegal tuuti bariwul gëmoon nañ ni am na lu bari ci askan wi ñoo xam ne xam nañ li ñuy wax ñun mooy lan te seen yaakaar it ñu ngi koy wéer ci ñun ci lu war a soppi réew mi
ci coppi ci doxalin gu rafet waaye suñu xel mënuñu woon may ni egsi na fii kon ñuy sant yàlla di gërëm askan wi mu it benn jàngat bu rëy buñ ci war a am classe politique bi yëpp mooy Sénégal kenn nelawatul ndax ñun joxuñu askan wi ay millions amuñu ko musuñoo dem fenn ba séddale fa xaalis sexaluñu kenn lem jëluñu fetal teg ci bopp nit ñi suñu kàddu lañu yor jàkkaarloog askan wi wax ak ñoom wax boo xam ne lu ñuy jëlee suñu dënn la lu ñuy jëlee suñu xol la loo xam ne buñ koy wax dañoo gëm ni lii mooy dëgg ñun mosuñoo jàkkaarloog askan wi di def li tubaab di wax démagogie mooy di wax loo xam ne gëmoo ko pour nërmal xel yi pour rek am voix loolu moo jur lii kon lan lañ ci war a jàngat mooy képp kuy homme politique na nga xam ne askan wi nelawatul boo foogee ni jël milliardu réew mi dem feesal say kaar jox nit ñi xaalis dajal leen ci ay mbooloo moo tax nga nekk ci xolu nit ñi ndax nga sa bopp Sénégalais léegi dañoo bëgg leader politique boo xam ne dañuy dëggu di wax ak ñoom dëgg leen wax luy jëriñ ci réew mi wax leen luy yàq réew mi ba pare won leen ni ñoom ñu jub lañu ñu bëgg réew mi lañu loolu rek la Sénégalais yi soxla donc loolu di benn jàngatit bu am solo ñuy gërëm askanu Sénégal bu baax a baax a baax geneen jàngat gi mooy nit Sénégalais yi dafa am ay bataaxal yu am doole yoo xam ne yónnee nañ ñu ko ñun ni ñu nekk ci géopolitique bi mooy Sénégalais yi dañoo bëgg coppite te bii pas bëgguñu alternance parce que am nañu ñaari alternance mooy changer ki fi nekkoon moo tax ñu bëri dañ naan Sénégalais yi duñu fal dañuy folli Sénégalais yi léegi dañoo bëgg fal dañoo bëgg la ñuy soppi du doon rek nit bi jiite waaye doxalin bi li ñuy wax ñun système ba léegi xale yu ndaw yi sax fu ma romb ñu ne ma Sonko système ni ñuy doxalee la Sénégalais ne d'accord ñu si dañoo bëgg loolu soppiku Sénégalais bëggatuñu njiitu réew goo xam ne gannaaw buñ la jiitalee jël jumtukaayu réew mi yëpp teg sa loxo muy administration muy budget bi xaalis kopparu réew mi muy administration bi muy diplomatie bi ba ci sax mun nañu wax ci benn fànn justice ak ñoom seen nga jël yooyu yëpp nag di ko wëlbati di ko utiliser jëriñoo ko pour lu war a mun a soppi nekkinu Sénégalais yi ba ndaw ñi am liggéey ba ndóol mi wàññeeku ci réew mi wala mu jóge fi ba njàng mi baax ba nit ñi di daw ci tali yu baax ba nit ñi faju suñu feebaree ak yeneen mbay mi dox càmm gi dox yeneen ak yeneen transport public bi yëpp waaye moyen yooyu ñu la jox nga jël ko bàyyi loolu yëpp ndax Sénégal ñëpp xam nañu loolu yëpp dara doxu ci nga jël moyen yooyu di ko utiliser naan bëgguma am adversaire loolu Sénégal yi nee nañ bëggatuñu loolu ndax Sénégal réew mu mag la démocratie bu mag la bañay door di wote bañay door di am compétition électorale boobu amaguñu indépendance ndax jamono ñoom ngalandoog ñoom seen amaguñu woon indépendance kon duñu toog tey ba 21e siècle benn nit ñëw taxaw ne dootuma am opposition je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression mooy damay faagagal opposition loolu Sénégalais yi nanguwuñu ko parce que réew mu dox ba amatul opposition rek mooy réew moom ci guute lay dëkk mooy kenn fii buur mooy bumi te lu mu def ñëpp ne gongo parce que ku ne déedéet mu duma la Sénégalais yi nee nañu bëggatuñu loolu kuñ fi mu mun a falati nag da nga xam ne Sénégal li ñuy xaar ci yow mooy nga liggéey jël sa àdduna yëpp def ko liggéey bàyyi politique bi bañ a sax nekk chef de parti bañ a xalaat ay deuxième mandat yu demee noonu déedéet parce que ku ñu fal nga ne nga toog salaamaaleykum rek sa xel yëpp a ngi ci deuxième mandat ñëw mbuxum élection yi bañ jox la deuxième mandat sa xel yëpp nekk ci troisième mandat kooku doo liggéey yaa ngi jël sa temps yëpp teg ko ci xeex nooy xeex ak adversaire yi c'est Sénégalais li ñu bëgg mooy ku ñu fal nga nekk au-dessus de la mêlée mooy nga da ngay nekk ndey ji Cheikh nekk ci kaw nga xam ne lii ñu la dénkuñu la ko pour mu féete ci Massamba wala mu nekk contre Mademba waaye dañ la ko Sénégal yëpp a ko bokk 16 millions de Sénégalais liggéey la ñu xaar ci yow loolu it di bataaxal bu am solo boo xam ne Sénégalais yi yónnee nañ ñu ko ñun nag ñu jàpp ni ci biir bataaxal yooyu nga xam ne ay misaal la ci Sénégal ci politiciens yëpp ñun dañ ci am loo xam ne ñun la mooy comme ñun ñooy ndey mbil gi Sénégalais dañu ne am nañu yaakaar ci yéen bëgg nañ leen ngir seen discours ak seen comportement du jëmm Ousmane Sonko moo am solo jëmm Ousmane Sonko amul benn solo benn nit la rek comme yeneen nit yi gënul leen jàng ëpp lu leen xam-xam
gën loo leen judd du bet lenn ci loolu waaye li ñu yaakaar ci ñun ci taxawaay ak ci gis-gis ak ci discours moo tax ñu am yaakaar googu ci ñun ñu leen di tontu ni bu soobee yàlla yaakaar googu du mu sa tas bu soobee yàlla soppite gi ñu bëgg ci Sénégal pour suñuy doom ak suñuy sët suñu bakkan gii lañ ci teg ndax sénégalais du ñu gën a gore donc loolu di ay jàngat yu bëri yoo xam ne jàngat nga ci mbir mi. mu am loo xamante ne am na fi yaa ngi wax ne di ngeen ci teg seen bakkan ngir Sénégal mën a soppeeku waaye mu am ñoo xamante ne ci coow li dañ ci ñàkk seen bakkan amaana am na loolu lu mu def ci yow ban jàngat nga ci am. di leen jaale d'abord seen i mbokk di leen di ko jaale suñu bopp it ndax ñi ñàkk seen bakkan li ci ëpp bokk defe naa ci suñu njaboot la ñu bokk bëgg bokk ci suñu njaboot ci politique xamoon ni la ñu bëgg a faagaagal du Ousmane Sonko waaye projet bi ñu gëm ñoom ni lii mooy soppi réew mi la ñu bëgg a faagaagal moo tax ñu génn kon ñu ngi koy jaale seeni mbokk nañ ko def déjà fépp dem nañ fa def naa li ñu desee war nañ ko mottali ci fan yu néew Bignona ak Diaobé waaye feneen fépp dem nañ fa jaale ji te noonu lañ koy defee fa ca des yëpp dem jaale ji seeni mbokk ci lépp lu jaale laaj ñu bokk ko def ko di leen wax ni ñoo ngi leen di masaw ñoo ngi bokk ak ñoom naqar gi bu dee ñoom am nañu naqaru xol ñu dañoo boole naqaru xol ak naqaru xel ndax amul kenn koo xam ne ci àdduna ñaan nga yàlla lii andi fitna ba nit di ci gaañu waxuma laa nit di ci faatu sax sa tur nañ ko ci tudd kon dinañ toog di ci xalaat tout le temps bëccëg ak guddi donte sookewuñ ko donte du suñu coobare donte du ñun ñoo taal du donte ñun ñoo boom waaye teewul ñu ngi koy naqarlu bu baax a baax a baax di leen wax it ni kóllëre googu doxoon suñu digganteeg seeni njaboot bu soobee yàlla dinañ ko continuer wéyal ndax ñun dañoo judd ci métit màgg ci métit def naa bi ñu dooree politique ak léegi bëriwul waaye suñ doon natt lañ fi am ci ay bakkan yu rot Mariama Sagna boom nañ ko faat nañ ko gannaaw bu ñu paree suñu meeting Kër Massar ñetti at ci gannaaw ba léegi justice defagul liggéey ba ñu mun a xam nu mu demee ak kan moo ko boom su ngeen seetloo ci suñu campagne électorale bi am na ñu defoon accident fële ca Bignona ba ay bakkan rot ci lii ñëwaat am ay bakkan rot ci ñu ñaan yàlla mu yem fii waaye di wax ni li musa am yépp nag muy ku bakkanam rot muy ku ci gaañu ba ñàkk ci ab cër suñu doole bëriwul waaye li ñu war a taxaw suñu digganteeg seeni mbokk ci kóllëre ak ci doxal diggante wéyal ko ñu ngi koy dox ba léegi di wax it ni benn njukkeel rek la ñu mën a delloo njukkeel ñooñu mooy li ñu gëmoon ñoom ba tax ñu génn di xeex fa ñu tëdd te ñun ñu am yaakaar ni foofu leen gënal fii ñu jóge ndax dañoo jàngal ci diine ni ki nga xam ne bakkanam rot na ci bi muy défendre boppam bi muy défendre honneur bi muy défendre Allah bi muy défendre réewam kooku ci shahid yi la bokk mooy martyr la kon ñu jàpp ni ku génn àdduna ci anam googu ñun ñooy toog di ko naqar waaye tey ko bëggoon jëli fi mu ne delloo si ko mu ne doy na waaye njukkal gi ñu leen mën a delloo mooy fa ñu tëdd ñoom ñu gis ci lu néew nag lañu ñaan yàlla ni li taxoon ñuy xeex loolu mujj naa sotti Sénégal ba mu law ci Sénégal sénégalais yi gisaat seen bopp jëlaat seen dignité ak seen fierté mooy projet politique bi nga xam ne ñun présenté nañ ko sénégalais yi muy projet patriotique mooy delloo Sénégal ci loxo sénégalais yi muy ci wàllu koom-koom muy ci wàllu culture ci wàllu identité ci wàllu nekkin weesuwul loolu jëlee fi lépp loo xam ne mooy gàllankoor doxalin réew mi bokk na ci jël lépp lu Sénégal moom ci alal gën cee faratal waa bitim réew ko waa Sénégal loolu dakk fi ñaareel bi mooy gerbeeg randal alalu réew mi nga xam ne benn minorité bu ndaw a ndaw ñooy jël ku nekk tey milliardaire la di tabax ay immeuble di nekk entre deux avions say doom di gundaandaat et cetera ci jamono boobu doomu néew di doole yi ñu ngi continuer di sonn gis nga li xew barki dem université te dara waralu ko lu dul comportement yi mel noonu ak yeneen yoo xam ne mooy suñuy xeex ñu fexe ba loolu ñu appliquer ko Sénégal defe naa loolu mooy njukkal bi ñu leen mën a rendre te pour appliquer ko il faut ñu réussir combat bi ci nu mu gën a gaawee
donc di ko wax également seen waajur di leen jaale waaye nag yemul foofu parce que ñun ñëpp ay jullit lañu léeg-léeg su dara amee dañ naan mbirum yàlla la nattu yàlla dañ ko delloo yàlla gëm nañ ni nattu yàlla la ndax yàlla bakkan bu mu bind da koo jox àpp bu àpp boobu jeexee kenn mënul tee bakkan boobu wuy ji boromam kon ñu jàpp ni lii ci loolu la bokkoon waaye noonu mu ko defee it noonu la yàlla suñu borom ne ki nga xam ne def na ñaawteef jóg boom doomu jàmbur kooku dafa am lu ko luñ ko war a teg ci ay daan bu dee tey ko sax am na lu ñu ko war a teg ci ay daan mooy war na joxe ndàmpaay gannaaw bu mu waxtaanee waa këram bu ne nag moo ko tey xam nga li ci diine wax waaye xam nga li ci suñu loi yi wax tamit ba tax comme dañoo nekk dëkk boo xam ne nag dañu am ay loi moo tax ñu ne duñ ko bàyyi noonu parce que ñi def lii ñaawteef bi dañ koo yàgg a def ñaata nit lañ fi boom muy fii ci biir université yi muy ci manifestation yi doon am 2011 wala yeneen ak yeneen waaye li tax loolu mun a amaat di amaat mooy lañ ca war a def moom mii tey jiite réew mi bi mbir mi amee 2011 dafa ne woon bis bu faloo dinañu leeral mbir mi yëpp waaye bi mu faloo la ko fàtte kon tant que ay nit a ngi sañ def te yoon du dal seen kaw dinañu defaat moo tax ñu ne lañ ca war a def nañ ko def bokk ko nag ak waa M2D mooy dinañu déposer ay plainte dinañu saisir justice Sénégal parce que lii suñu yéene mooy yóbbu ko sax justice internationale mais xam nga balaa ngay dem justice internationale il faut nga njëkk a def li nga war a def ci biir réew mi ba pare foofu comme nag gis nañ ni dossier bu politique boo xam ne dafa concerner nguur rek suñu justice bii nañ koy traité du baax ñun ñëpp gis nañ ko mosoo gis suñu justice bi dossier boo xam dafa concerner état wala mu concerner un opposant ñu doxal ko niñ ko war a doxalee moo tax ñu ne nag dinañ ci wax su àq déposé bu dee def nañ ci lañ ci war a def surprise day doon ci ñun waaye gëm nañu duñ ko def xam nga ndax lan ndax nguur gi barki démb dafa génne lu ñuy tuddee mémorandum génne benn kayit boo xam ne nee na dafa wax moom lan mooy layam ci li xew bi mu ko layee ba pare dafa ne ñi dee ñëpp Ousmane Sonko leen rey loolu Sénégal yëpp dégg ko. waaw bu doon nag dëgg nguur gi li muy wax gëm na ko Sadikh man su ma ñëwee jiiñ Sadikh ne Sadikh moo rey damay dem déposer plainte tout de suite waxuma laa nag nguur bu demee ba ne Sadikh moo rey procureur dafa waroon ci saa si ubbi dossier ñu jàpp kooku waaye gëmuñu ko bu ñu paree loolu waxuñu procureur dañuy teg commission xam nga commission boo buggee suul ab problème da ngay créer commission waaye ñu wax sénégalais ni nguur gi du ñun lañ doon waxal Sénégal waa bitim réew lañ doon waxal parce que bi mbir mi amee lii dañoo am pression yu bëri yu tegu seen kaw Nations Unies organisation de défense des droits de l'homme muy Amnesty muy RADDHO muy keneen ak keneen Union africaine CEDEAO ñëpp dañoo wax ak ñoom pression boobu nag ñuy subir parce que ñëpp xam nañ ni ñoom bët bi leen waa bitim réew di xoole moo leen ëppal solo foofu bët bi leen waa biir réew mi di xoole ñoom président bitim réew lañu moo tax ñu gaawantu génne seen mémorandum boo seetee bi ñu koy présenté faram-fàcce wuñ ko ci wolof de dañ ko wax ci français rek dem seen yoon bu ñu paree yónnee ko ci ambassade yi yónnee ko donc ñoom waxuñoo ak sénégalais yi waaye bi ñu paree dañ ne dañuy taxawal commission loolu bitim réew la ñuy waxal ñun nag ñu ne leen bu soobee yàlla ci fan yi di ñëw M2D dinañu présenter sénégalais suñu mémorandum ndax ñoom dañoo mel ni sénégalais yi fekkewuñu mbir mi fii li ñuy wax dafa mel ni Gambie la amee wala Ghana wala feneen ñoom ñu ñëw di ñu ko nettali ñu leen nag dañu andi suñu mémorandum am na équipe bu koy bind fi mu toll nii ci waa M2D buñ ko paree dañ ko présenter sénégalais yi envoyé ko ci àdduna bi yëpp waaye duñu yem ci loolu M2D dina déposer plainte am parce que ñun on est conséquent bu ñu nee nguur gi mooy responsable ak ay samba booyam ay milisam dañuy déposer plainte ci tribunal daal di continuer suivre affaire bi loolu lu ñu war la tam suñ digganteeg ñi fi jóge waaye lu ñu war la it suñ pour ëllëg ba kuy defati balaa ngay jël gànnaay di tiire ci nit boo xam ne dafa manifester kese te yorul gànnaay yorul dara su bëree ba bëri ab xeer la yor di nga xoolaat bu baax kon lu métti la ñu ngi koy méttitlu di ko massawu Sénégal yëpp di ko massawu seeni mbokk waaye di wax ni xeex bi it yemul foofu bu soobee yàlla day yàgg rek
tey lay doon wala ëllëg waaye day yàgg rek waaye mbir mi dinañ ko leeral ba mu leer nañ te ñi ci seen loxo taq yëpp dinañu layoo ak yoon bu soobee yàlla. ñu gis ab kuréel judd ci muy M2D am nu mu taxawee kuréel boobu est-ce que mën nga ci ñëwaat. waaw M2D dafa di kuréel gu am solo parce que M2D mouvement pour la défense de la démocratie la mooy kuréel goo xam ne saytu suñu démocratie rawatina nag lii jëm ci àq ak yelleef moo ko tax a jóg. dama wax léegi ni Sénégal dañoo am aada gu yàgg cosaan gu yàgg ci wàllu àq ak yelleef suñ toogee ba 21e siècle ñu am li yées ci li ñu mus a am ci président fépp foo laal lajj na fa waaye su bàyyi woon sax nit ñi ak seen àq ak seen yelleef tële na ci wàllu koom-koom tële na ci wàllu diplomatie tële na ci wàllu utal nit ñi xëy tële na ci paj mi tële na fépp Sénégal yi di ko muñ waaye bu yemoon ci loolu ba léegi ñu ne nañ ko muñ rek ba mu jeex ñu jëlee ko fi waaye tey mu weesu loolu nag ne léegi comme tële naa fu ne te yaakaaratuma ci sama bilan sama mën-mën ak sama jëfin pour mën a toog fii waaye il faut ma terroriser ñëpp il faut ma xëbal ñëpp xoqatal ñëpp ba kenn dootul sañ a wax kenn dootul sañ a wax nanguwuma xam nga li xew barki démb ci jàmbaar jooju jigéen jooju bokk ci Fatou Ndiaye la tudd bokk ci Fouta Tampi nga xam ne ñu ngi koy xoqatal parce que nee na d'accord ma te ñoom nag li gën a neex mooy léegi ku ci sa koor métti sax di nga ne Sonko tax koor gi métti ci man ndax nee nañu man ndaw soosu mosuma koo gis su ma ko mënoon gis ko ndax jàmbaar la te ñoo bokk xeex bi waaye gis nga taxaw na ne d'accord ma rek ñu koy yónnee ay message di ko menacer naan ko dinañ la rey dinañ la duma loolu mooy woon projet Macky Sall mooy gannaaw fexe ba du am opposant te loolu mënul nekk day nax boppam waaye beneen projet bi mooy fexe ba xoqatal sénégalais yi gis nga c'est-à-dire sénégalais yi ci juróom ñetti at yi ñu weesu sénégalais yi koo ci gis dafa ragal dafa tiit koo ci dajal commencé waa ji dafa soxor waa ji day dóore waa ji dafay tëjaate waa ji koo fi woo téléphone mu ne la raccrocher dañuy déglu téléphone yi loolu ba kañ Sénégal ak fi ñu jaaree ba egsi fii benn waaye ñëw toog rek ne tey ma def fi téeral boo xam ne kenn dootul ñem nooyi foofu la naxee boppam nag wax su xamoon sénégalais mooy kan sénégalais kenn mënu koo tënk c'est un peuple fier et c'est un peuple digne mën nañu muñ trop nag moo tax ñu am stabilité bii ñu am mais am na fooy egg ligne rouge boo xam boo fa eggee di nga gis ji ko sénégalais kon loolu moo tax M2D jóg ne nag mbir maa ngi bëgg a ëpp te lii doole M2D mooy acteur politique a ngi ci mouvement citoyen ngi ci personnalité indépendante a ngi ci keneen ak keneen ma leen ñi jaajëfal bu baax parce que man dama leen amal ngërëm donte du man maa tax M2D taxaw M2D tey lépp luy concerner la démocratie fii ak yàlla xam kañ da ciy taxaw mais li contexte bi tax mu jóg contexte bi bu mu sosoo sama jëmm ji da cee am place bu am solo moo tax ñoom ñëpp nag mënuma leen lim organisation yu bari la ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax nag ni xeex bi tey lay door ndax Sénégal gi suñu Sénégal la nun dañu war a fexe ba nuñ koy tegee suñuy loxo doom mu doon Sénégal gu gën fuuf gii ñu dund ñun ci jafe-jafe ci complication te dara waralu ko lu dul njiit yu bon kon di féliciter bu baax M2D di ci invité Sénégalais yëpp nag ñëpp am nañ ci seen place ndax du kuréel goo xam ne politique moo ko toog say suñu demoon ba élection di jot M2D du nekkul candidat nekkul coalition du politique mouvement citoyen yi ñoo ci ëpp fuuf te kenn ci ñoom demul élection donc suñ ci dajee dañuy xool liy jaadu ci réew mi ci wàllu démocratie ñu wax ci lool boo xoolee fukki poñ yi ñu defar ne lii mooy lii priorité te teg ko ci loxo kilifa diine yi boo seetee poñ yooyu lépp dafa jël dellu ci démocratie ak lépp dafa dellu ci nekkinu askan wi. ñu gis am na ay discours yoo xamante ne nañ ko fi dégg yoo xamante ne tegul ci dëkk ay promesses yu ñu fi defoon yoo xam ne mujj la am waaye li gën a yéeme mooy dañuy gis ci wàllu discours yooyu yoo xamante ne dafay nekk manière koo xamante ne dañ koy jël di ko teg ci sa der beneen bi mooy loo xamante ne genre comme si dañ lay agressé jour et nuit chaque fois ci seen discours dañ koy dégg te ay kilifa ñoo koy def loolu tey yow boo jëlaatee distance également ak fee ban analyse la ci def. waaw d'abord ci promesse yi
defe naa Sénégal yi la ma wax léegi ni kenn nelawatul nguur gi bu taxawee ñu jox ko réew juróom-ñetti at mu defoo fi dara lu tax ñu wax lu dul tëj ay nit song ay nit dóor ay nit ca jamono joo xam ne say nit a ngi def ay njombe yu jeex ay rapport Cour des comptes wala inspection générale d'État wala OFNAC teg wane ni ñii def nañ lu defuut nga làq leen sa gannaaw ne kenn du leen laal parce que sa njaboot lañu ba pare bëgg a toog song ñi ci des loolu la ñuy wax injustice ci tubaab loolu nag lu ne mun na ko jur parce que man damay wax ni man mun naa nangu lépp ci àdduna bu mu des injustice boo ma ko defee boo tolloon ni Yaxya Jóob Yékini sama xarit di nga ma rey rek waaye dinaa xeex parce que dafa amul lu ko mën a justifier kon nguur ku ñu jox nguur ci diir gu gudd googu defoo fi tus gis nga mandat juróom-ñetti at dafa bëri président américain mandat ñeenti at la am ñeent te mënul weesu ñaar donc amul benn président américain boo xam ne sauf ñi nga xam ne temps wu guerre yi am na ñu joxoon ñetti mandat waaye amul benn président américain boo xam ne mën nga def lu ëpp juróom-ñetti at te seen juróom-ñetti at yooyu dañ ciy def bilan même Donald Trump mi jóge ci présidence ñëpp d'accord nit ñi bilan économique am na ko peut-être feneen la laaj mais bilan économique bu baax la amoon su dul woon Covid bi ak yenn incident yu amoon ci wàllu race ak yu demee noonu peut-être que dina doon jàllaat ci ñeenti at la liggéey bilan économique yow ñu jox la juróom-ñeenti at amoo bilan nga ñëw taxaw ba ñu gësëm la ba nga jaxasoo ndax it bu ñu amuloon benn taxawaay bi tey jii moom dootul doon président su ñu amuloon benn taxawaay bi ñaar moo mun a am soit ñett bokk soit deret gu bëri dina tuuru wala armée dina jël réew mi wala moom ñaar yooyu mu mun a am deret gu bëri dina tuuru waaye moom mu toog te boobu mooy hypothèse boo xam ne armée ak ñi gendarmerie ñëpp dañuy continuer dañ koy jàppale ak lu munti am waaye ñun armée républicaine la ñu am gendarmerie républicaine la ñu am na fu mbir di toll kenn du leen massacrer loo seen population duñ ko def ñaareel bi mooy moom mu jóge fi te jege woon nañu trop loolu buñ ci yokkoon tuuti rek mu jóge fi mun nañu nag léegi di xoggaliku di jël ay milliards naan ñi ngi def ay meeting waaye ñi ngi woon ñoom ñëpp dem suulu fi ñu suulu bi affaire bi jaxasoo kon soo toogee ba ñu gësam la ngay doog a génn jàkkaarloog Sénégalais naan leen surtout ndaw ñi naan leen naa def 450 milliards rek naa leen jox ay emploi sax état du ko créer ci ay milliards loolu ñàkk gis-gis weesuwul loolu emploi da ngay créer les conditions économiques pour que secteur privé bi prioritairement mën a jël emploi tey la ñu commencé annoncé 3000 recrutements ci police xam naa pour comme duma gi métti woon na pour foog ni mun nañu ëllëg su askan bi jógee mën nañ leen faagaagal 3000 recrutements ci gendarmerie loolu laa ci dégg gum de ci emploi ci ay volontaire boole ci la ca des nee nañ dañuy jël ay xale ñu dem reboiser bu ñu reboiser ba pare lan la ñuy defi donc loolu naxe mbaay la ku ñu jox réew juróom-ñetti at defoo fi dara lu baax ba suñ la gësamuloon doo fi toog ne 450 milliards su desee lu dul ñetti at wala ñaari at ak genn wàll sax parce que ñëpp xam nañu at bu mujjee at préélectoral la te li may wax Sénégal yi Macky Sall mënul def résultat yàgg naa ko wax ci dellu leen ci samay vidéo depuis 2014 bi ñu génnee seen plan Sénégal émergent laa ne kii du mës a def résultat parce que plan bi baaxul te dama ko argumenté teg ko ci yoon Sénégalais yi suivre nañ ko li tax Sénégalais yi attaché wu ci ñun xam nga ni du dañoo yàgg seet suñu discours xool li ñuy waxanteeg ñoom di dox di ci teg seen bët nag defe naa gone yi demoon nañ ba génne Sonko waxoon na ko lu ñu leen mos a wax nag génn na feeñ na kon su ma leen nee ñetti at yi Macky Sall mënul def Sénégal lu tax ndaw ñi am liggéey wala ndóol gi wàññeeku wala nit ñi faju bu baax wala war nañ maa gëm mënu ko amul moyens yi amul gis-gis bi amul compétence bi amul équipe bi kon li fi des li ma wax keroog mooy nañ ko gunge parce que ñun ay démocrate lañu réew coup d'état baaxu fa réew mandat bi ñu dagg ko baaxul ci réew ak président bi nu mu yées nañ ko gunge rek waaye ci kaw gunge boobu nag joxuñu ko carte blanche muy def lu ko neex de gunge gi dafa am fu mu yem
moo tax defe naa am na message bu fort bu ko sénégalais yi yónnee benn mooy ñaari ligne rouge lañ la tracé fi mu toll nii bu ci njëkk mooy waxu 3e mandat bëggatuñ ko dégg mu jógee sa gémmiñ am na benn waaye bu ma benn sëriñ bu ma doon waxtaanal mu ne ma Macky Sall buy compter léegi sax bu nee 1-2 danaan 2-4 waaye waxatu 3 moom bokkatul ci compter ñaareel bi mooy adversaire politique yi nga bëgg a faagaagal te bi ci jiitu di Ousmane Sonko ñun Sénégalais yi duñ ko nangu su loolu weesoo dinañ la encadrer ba nga egg ci sa cappaandaw mandat ñu organiser élection bu set wicc ki Sénégalais yi tànn ci seen coobare bopp ñu ne kii la kooku ñëw nag def mëninam moom ba ñu gis lan lay jur ci résultat donc promesse yi Sénégal yëpp a ci yeewu waaye nag nit ñi sonn nañ sonn boo xam ne bés bu ñu génnee fii di séddale xaalis nit ñi dañ dem jëli parce que dañoo sonn waaye xam nañ ni Macky Sall mënul doon seen solution la ca des nag mooy bi mbir mi weesoo ñoom ñëpp gis nañ leen xam nga bi mu tàng ba tàng ñoom dañoo làqati ji woon man am na ku ma ne sax am na ay kilifa yu mag a mag yu ko woon ne ko waaw neel Sonko waa bu mu ñu fàtte bu mu ñu kii ñun daal mosuñu ko attaqué amuñu benn problème ak moom dangam ne parce que ñoom ñëpp gëmoon nañ ni mbir mi jeex na ñoom ñëpp dañoo demoon suuru léegi naa sax am na ñu ci génnoon réew mi ñiy dagg ay billets ñiy dem ci ay hôtel Salé ak ñoom dem laqatu ne waa hôtel bu kenn xam ni maa ngi fi waaye mbir mi dafa jeex rek ñu mel ni géggal ma ci expression mais ñu mel ni ay njéeréer xam nga hivernage buy jeex nawet bi buy jeex ba ñu war a récolter la njéeréer yi di génn di yàq nag ñu mel ni ay njéeréer génnandoo ñoom ñëpp ku nekk nag yor la meñam ñuy wër ci télé ak rajo yi ñiy daw fu nekk dajale xaalis bu bëri ne dañuy def ay meeting loolu yëpp ñun gêné wuñu parce que xam nañ ni seen bopp la ñuy nax ak seen njiit waaye xam nañ ni tekkiwuñu dara ci réew mi li koy firndeel mooy ñemuñu dem élection ba léegi maa ëpp doole fi te kenn du tëgg làmb donc li ñu mën a gêné mooy discours yi ñu fay wax muy discours haine discours mbañeel discours yee fitna ci diggante sénégalais yi discours wax boo xam ne day jëm ci waaso wala day jëm ci diine wala day jëm ci région lu musul am Sénégal Senghor ba Wade loolu musu fee am musu fee am sénégalais yi dañoo bokk ndey bokk baay yàlla may ñu nag depuis suñuy maamaat balaa sax diine di fi ñëw balaa diine di fi ñëw muy diine nasaraan muy diine islam suñuy maamaat dañoo am nu ñu doon doxalee ba nekk benn di kalante seen diggante foo fekk joolaa beeg séeréer beeg tukulóor bi olof bi soo fekk diggante Jóob ak Njaay foo fekk diggante Siise Kebe Sonko ak Badji et cetera loolu amul feneen muy lu extraordinaire yàlla may ñu ko ñoom ñu ñëw tey ci seen bëgg nguur ñu bëgg a jël loolu parce que loolu rek leen dese ci argument bu ko féewalee sénégalais yi waaye ñi ngi nax seen bopp amul benn sénégalais bu leen topp ci loolu ñu koy wax dañoo wéet te ku fi bëgg a taal réew mi yaay tàkk ndax gis nañ ko ci lu weesu le Sénégal est un grand pays les Sénégalais c'est un grand peuple ñun ñii ñëpp koo ci gis doo dugg ci benn kër Sénégal ba gis kër ga ba mu daj mu doon benn waasoo kese wala benn sant kese amul Sénégal kër boo fi dugg soo jëlee famille au sens large di nga fa fekk wolof di nga fa fekk séeréer di nga fa fekk pël di nga fa fekk tukkuleur di nga fa fekk leneen ak leneen loolu mooy Sénégal kon loolu it wax ju ñaaw la wax ju bon a bon la wax ju taal ay réew la ndax gis nañ li xew Rwanda gis nañ li xew feneen ak feneen waaye wax jooju mënul taal Sénégal nous sommes un grand peuple te lii ñuy def nii yëpp daf ñoo gën a renforcer ñun sax biir Sénégal daf ñoo gën a renforcer ñoom benn minorité bu ndaw la boo xam ne tey moom mi jiite réew mi doon pexe ay pexeem waaye bi mbir mi tàngee ba tàng moom kon nag moo wéetoon fi mu wéet ñemewu woon feneen fu dul diggante Mermoz ak palais de la République man mii de mi mu doon pexeel maa ngi nii di dox samay soxla kon réew mii dafa am lu fi nekk depuis suñuy maamaat ba suñuy maam Macky Sall ak ñi mu àndal mënuñu koo yàq bu soobee yàlla dinañu jekkali seen mandat
dinañu dem ci élection sénégalais dinañu tànn ki leen soob ki ñu wóolu mu ñëw remplacer ko doxal moom it ba sénégalais gis résultat loolu dere mënu koo tee donc yi ñuy def ni foog ni nag mun na leen permettre ñu yee fitna parce que ma wax loolu nag fa lay daanele ci poñ bi Sénégal li ñu war a xam mooy ñoom dañoo nekk ci logique gu cere gi mënatuma cee lekk waaye il faut ma xajamal ko naa ci xëpp suuf suñu mënoon taal guerre civile Sénégal dañ ko taal ñaar moo tax benn dañoo ragal parce que xam nañ li ñu def ñoom ci réew mi ci diir bu gàtt bi li ñu def ci réew mi amul soo dajale woon 60 ans yi passé ak nguur yi fi musa jàll yëpp ñoom li ñu def moo ëpp loolu tax nañu ragal bu fu ragal yem te dañoo jàpp ni buñ fi jógee nit ñi dañuy fayante ak ñoom comme ñoom ni ñu defoon bu ñu toog réew nag ku ko bëgg a defar buñ la ko dénkee da ngay jublu ci kanam jublu ci liggéey bañ a perdre sa temps ci ay mbirum soxorante ay mbirum loolu perte temps la da ngay jublu ci liggéey defar réew ma parce que Sénégal yi foofu lañ lay xaar boo tëjoon Sénégal yëpp boo jëloon classe politique yëpp tëj leen te Sénégal yi lekkuñu naanuñu lu tax Sénégalais yi naw la donc loolu moo tax ñu ragal fi ñu toll nii ñaareel bi mooy li ñu yaakaar ni mooy avenir u Sénégal comme léegi nee nañ suñu réew gis nañ fi pétrole gis nañ fi gaz gis nga pétrole ak gaz ak yooyu moo tax ñoom ñu teg seen bakkan ci nguur gi pétrole beeg gaz bi nag mi ngi fi woon bi Sénégal di Sénégal ba léegi yàllaa ñu ko wërsëgal alalu sénégalais yi la su doon sax ñoom dañ koo gérer ci gestion bu baax waaye jël nañ suñu pétrole ak suñu gaz ak suñu zircon yépp wasaare ko tayle ko bokk na ci suñu programme li ci njëkk mooy loolu dañ koy delloosi ci biir réew mi dañuy renégocier contrat yi loolu yépp nag moo leen tiital ba tax nag suñu mënoon taal réew mi guerre civile am si sax confusion générale am si ñu profité ne léegi dañuy toog dinañ ko def bu ko benn sénégalais nangu ñun de duñ leen ko nangul te gëm naa ni peuple sénégalais bii ma gis duñ leen ko nangu. ñu gis coow li nag am na li nga xamante ne moo jur mbir mi mooy ci liñ lay tudd ba ñoom tey ñu ngi naan procès dana am du am est-ce que waa ji bëgg na dem procès aujourd'hui bu ñu wax li ñuy wax suite judiciaire mbir mi ak respect surtout des institutions parce que d'une part y a la suite judiciaire mais aussi le respect des institutions. waaw xam nga loolu dafa am ñaar bu ci njëkk mooy ñun ñoo gën a yàkkamti mbir mi il faut ñu vider ko rapidement ndax dossier amu fi dossier moo fi amul dossier bu vide moo fi nekk moo tax ñun dañu ne ci nu mu gën a gaawee il faut ñu vider ko te du am na loo xam ne du ma leen ko may duñ leen ko nangul mooy ñu jël dossier bi di ko baaral ba élection jot ñu naan dañ lay convoquer ak yu demee noonu du ma ko nangu ndax defoon nañ ko fii man maa déposé woon plainte ci dossier 94 milliards yi ñu xaar ba campagne électorale ma nekk ci campagne jóge Koumpentoum di dem Diourbel ñu woo ma ne ma waaw dañuy taxawal commission d'enquête parlementaire il faut nga bàyyi sa campagne ñëw ma leen bu ngeen ma gisee de defe naa du leen jigéen musuma teg tànk ci commission boobu kon tey dossier bu ni mel nga xam ne dara newu ci ñun dañoo jàpp ni ci benn semaine une semaine mun nañu yeggali dossier bi te noonu ñu doon gaawantoo ba def fast track ci bu njëkk ba noonu la ñu bëgg ñu gaawantoo ñu dem ci dossier bi la ca des nag dossier bi dafa nekk instruction ñoom ñooy taxaw xam nga su ministre de la défense wax ma sax ministre de la justice su ñooy taxaw ne procès dina am moom du mooy wax ndax procès dina am déet ndax phase instruction juge bi ñuy jox mbir mi ki ñu ko joxoon yàlla def na li muy def yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko waaye juge d'instruction liggéeyam mooy mu xool ndax lii jar naa dem procès wala jarul dem procès su jàppee ni lii jarul dem procès parce que dara newu ci da koy classer sans suite li ko firndeel mooy même juge boobu du moom bi ñu defee plainte contre Franck Timis ak Aliou Sall suñu pétrole moom moo jël dossier bi ne dossier bi dara newu ci def classé ko sans suite ba ñu defee sama dossier man ma déposé sama plainte ci 94 milliards déposé ko ci moom directement mu téye ko ba mu neex ko mu ne dossier bi dara newu ci classé ko sans suite te jamono jooju dossier boobu ngi toll noo xam ne rapport OFNAC génn na waaye dinañ ci dellu si donc lu ñu bëgg ñun mooy instruction bi comme ki fi newoon newatu fi nañ ko remplacer ci nu mu gën a gaawee ka fiy toog
na gaawantu ci dossier bi parce que man acteur politique la bu ñu génnee ci lii damay dugg ci àll bi dem defi samay tournée du ma nangu ñuy baaral dossier bi saa yu ma demee na maa ngi dem Tamba ñu ne gaawantul ñëw uyu si nga ñëw ñu wax la ñaari ñàkk fay da nga demaat sa yoon ne nag doo génn réew mi nangu sa passeport ak ci dossier boo xam ne complot la bu amul dara ci biir kon loolu duñ ko nangu ñun ñoo leen gën a yàkkamti dossier bi nañ ko def suba lañ doon xeex du bañ a dem justice ma leeral ko lañ doon xeex mooy jalgati ñu jalgati suñu àq suñuy droit parce que ñoom li leen arrangé woon ma leeral ko tey Sénégalais yi xam nga fi mu ne nii dañoo nekk ci njàqare gu rëy parce que seen plan moo foiré seen plan moo nërmelu xam nga seen plan lan la woon mooy xëy rek ñu ne am na ku def plainte contre Ousmane Sonko ñu convoqué ma ñëw uyu si ñu def mandat de dépôt kon jamono ji maa ngi woon Rebeuss toog ñu téye seen temps nag ñetti at ne dañuy def instruction loolu moo ne woon seen plan parce que ci wàllu li ñu tuddee viol ñoom siif yoon dafa ne amul app pour instruction bi juge bi su ko neexee sax mu jël 10 ans ne damay def instruction moo tax premier jour bi bañ ma convoqué section de recherche le 3 février Serigne Bassirou Gueye dafa ne waa section de recherche bu ñëwee rek def nañu décerner mandat de dépôt bi bu mu dellu këram donc loolu moo ne woon seen plan bu ko defee ñu nëbb ma jant bi man mënatuma wax ak sénégalais yi mënuma layal sam bopp ñu jël seen i nit nag yónni leen ci télé rajo yi ñuy wax rek di ma chargé moo tax ñu ne la woon nag loolu duñ ko nangu d'autant que amoon naa sama malaanu kiiraay en tant que député ba ñu ñàkkee xeex boobu ñàkk xeex yi ci tegu boobu lañu ñàkkee dossier bi moo tax tey ñun ñoo leen gën a yàkkamti dem procès parce que lu dara newul xamul lu si nit di ragal procès suñuy avocat ñu ngi ciy liggéey chaque jour diggante boobu ak léegi am na lu ëpp ñeent wala juróomi procédure yoo xam ne déposé nañ ko sur la table du juge di leen xaar fu mu yem rek bëgg nañu waaye lu gaaw lay doon parce que duma d'accord ñu bëgg ko utiliser comme arme politique duma ko mës a d'accord kon tey ñu ngi phase instruction nañu nommé juge d'instruction bu gaaw mu def li mu war a def su dee def na li mu war a def teg ko ci yoon parce que xam nga dañoo nekk ci jamono joo xam ne jamono ju ubbeeku la te droit bi ñëpp a ko xam boo posé acte samay avocat ñi ngi fi kenn gënu leen dégg droit ñëpp xam nañ leen fii les professeurs d'université ñi ngi fi les professeurs de droit les praticiens du droit ngi fi suñu nee acte bi jaarul yoon ñëpp mun nañu ne dëppoo nañu lii jaarul yoon du ma mus a nangu fu ñu jalgatee samay droit du ma mus a nangu ñu escamoter une procédure rien que pour am une condamnation pour yàq sama casier judiciaire du ma ko nangu te ni ma ko bañee woon démb nu ko raw téeméeri junni yoon laa ko bañee tey parce que nag su dee yaakaar nañ ni fukki bakkan ak ñett dina rot pour ñu ñëwaat ñëw def leen li ñu bëgg ñoom nax nañ seen bopp donc ñun ñoo gën a yàkkamti ñu instruire dossier bi parce que phase d'instruction la ñu nekk buñ ko instruire mu jaar yoon wasalaam buñ ko instruire jaarul yoon dinañ leen ne d'accorduñu te duñu nangu liy firndeel nag ni ci complot la ñu nekkoon li ko gën a firndeel bokk na Sénégal yi sax xam nañ lépp du ma duggaat ci détails yi parce que affaire bi dafa bëree ba suñu demoon tey ba war a dem sax procès dina xumbuta deex trop parce que mbir mi dem na ba ci sa kap fu mu gën a kawee ci ñoom te lépp am nañ ci ay firnde am ci ay seede lu ñu mën a teg Sénégalais yi gis ko moo tax comme seen plan daal nërmelu na ñun li ñuy wax Sénégalais yi mooy xeex bi tey dañ ci war a gën a vigilant mooy bu dee mbir mi jaar na yoon dossier bi du jóge sax phase instruction classement sans suite bu dee jaarul yoon nag ñu bugg ñoo imposer jaay ñu doole na woon fa woon rek parce que peut-être def nañ ko ñeneen mu jig leen de mais man de sama bakkan laa ci teg parce que fukki xale ak ñett yi faatu waruñu maa gën a gore waruñu maa gën a bëgg seen bopp ndax am naa ci àdduna dund naa ci àdduna loo xam ne ñoom dunduñu ko te ñu jaral leen ko ki ci gën a tuuti fukki at ak ñaar la am kooku jotul xam àdduna est-ce que ñoom war ñoo gën a gore fii amul luñ fi war a ragal wala luñ fi war a tiit wala ay nit lañu ñun ñu ay nit man de wax naa ko du benn du ñaar
bu doon lañ ma jiñ maa ko def billaahi wallaahi du ma toog ñu naan sax nit xoosu na ci wala bakkan balaa bakkan di ci rot waaye def lu leen neex ñëw ne da ngay jaay doole nit parce que rek ragal nga ko parce que adversaire politique la boobu suñu banquee suñu wax seetaan mu ñu def li ñu bëgg dafa mel ni li ñuy woote nekkul ci ñun dafa mel ni projet bi ñu wax Sénégalais ba ñu gëm ko ñoom newul ci ñun gëmuñu ko ñun kon loolu ñun ñoo ci gën a yàkkamti te nu mu gën a yéexee gën a bon parce que élection locale c'est dans 8 mois ou dans 9 mois gën saa gudd man nag nee naa leen du ma nangu ñu toog ba saa yu leen neexee nag ñu naan dañ may jaabanteloo yu demee noonu du ma ko nangul kenn parce que nag tuuti naa trop waaye kilifa laa ci réew mi jamono ji ñu ne kon on se doit respect et su respect boobu amee mooy andi li nga wax ci respect des institutions institution mbir bu abstrait la munoo ne téye naa institution sama loxo institution mooy li ñu dëppoo ñun Sénégalais yi ni nii la ñu bëgg suñu réew organiser wu kon organisation bi dañuy am ay institution mais institution bi du moom mooy jëmmal boppam ay nit a koy jëmmal su ñu ne woon créé nañu poste présidence de la république te faluñu président poste boobu amul jëmm donc su ñu falee président la poste bi doog a am jëmm président boobu mooy jëmmal institution am ci moom taxawaayam ci nekkinam ci doxalinam bu dee moom doxalinam rafetul nekkinam rafetul institution boobu du am jëmm bi mu war a am ci askan wi kon ñun du ñu respecter institution du dul ki incarne institution bi moom ci boppam ku respectable la mais su dee du ko respectable duñ ko respecter moo tax suñu bëggee def seen yëfu tappale yi ay slogan yoo xam ne ñun ñëpp def nañu droit force restera à la loi force reste au peuple d'abord parce que la loi c'est le peuple la loi est votée au nom du peuple voilà respect des institutions te yow respecté woo institutions yi Macky Sall dafa respecté institutions yi Macky Sall suba ngoon jot mi ngi jalgati institutions yi teg loxoom ci institutions yëpp xoolal assemblée nationale rek tey lii institution la assemblée nationale yoo xam ne ay député danaan Macky suñu lu mu ñu wax ñu voté ñu voté suñu yoon new ci li ca des loolu mooy respecter des institutions donc soo respecté wul ki incarne institution parce que il n'est pas respectable mënoo respecter institution boobu l'institution on lui donne un contenu ba tax tey institution judiciaire nekk na ci ay jafe-jafe c'est pas les magistrats qui sont en cause wallahi li ëpp ci magistrats yi ñu mel nii lañu man mii gëm naa ne ñoo ma gën a jub ñoo ma gën a dëggu waaye dafa fekk xam nga tubaab dafa ne le poisson pourri par la tête mooy jën ci yuur bi caaxooñ bi xam nga caaxooñ xam naa ne yow yàggoo ma caat waas yéen xamu leen waas waa Kajoor ngeen jën ci caaxooñ bi lay caaxooñ bay njëkk a nëb leneen di doog a nëb caaxooñu Sénégal mooy présidence de la République mooy gouvernement moom bu bonee la ca des yëpp bon caaxooñ bi nag comme baaxul ñoom dañuy fexe ba fépp ci administration ak ci justice comme respecté wuñu li ñu diggante woon ak nit ñi ci indépendance de la justice ba nga xam ne président de la République waratul siéger ak ministre de la justice nga xam ne dañuy autonomiser ni ñuy tànnee magistrat yi ba pare respecter principe inamovibilité mooy juge bu ñu xas a fal waroo ko mën a jóg rek ne affecté naa ko te gis nañu temps yii la benn juge boo xam ne Podor dafa def liggéeyam ñu affecté ko ba tey mi ngi Cour suprême kon comme respecté wuñu loolu te mi ngi woon seen programme tey moom président de la République comme mooy jiite conseil supérieur de la magistrature moom daanaka mooy fal tey juge bi war a remplacer Samba Sall ndem si yàlla Samba Sall moom moo koy fal daanaka ndax suñu paree mun nañ def lu gaaw au conseil nanga mais ñëpp xam nañu formalité la léegi nag comme moom mooy fal loolu day seet li yées ci magistrat yi ñoo xam ne ñëpp xam nañu seen jaar-jaar ci ndëngte ñëpp xam nañ ni dañ leen a téye suñ leen nee defal ñu def ñu ne leen bàyyil ñu bàyyi ñooñu newuñu fi pour appliquer la loi ñooñu la ñuy jël jox leen yenn postes yi procureur premier cabinet ceci cela ba pare nag di leen defloo suñu bëggoon tëj tey sa dex ne ko tëjal ñu tëj amul lii la loi wax amul lii waxul loi waxul lii léegi noo bëggee ñu respecté ñooñu noo bëggee ñu respecté ñooñu suñu jógee ne respect des institutions waaye yàlla xam na ni
bu ñu jëloon les bons magistrats les bons hauts fonctionnaires teg leen ci place yi ñeen war a teg léegi justice bi ne cocc parce que ñi ci baax ñoo ëpp de waaye on prend les graines pourries jël leen teg leen ci yenn postes yi rien que pour defloo leen ku ñu bëgg a tëj mun ko tëj facilement. soo toogee ba gis nga xale yi ñu jàppoon bi ñu génnee dama leen recevoir ñu toog waxtaan lu yàgg mu am ci kenn ndóo yi daf ma wax ni non am na ci kenn ku ma njëkk wax benn affaire mu ne ma bi ñu doyen des juges entendre dama ñëw di wax ak moom ba presque ay rongoñam tuuru la ne ko man dañ maa tooñ expliquer bi ma daanelee mu ne ma waaw man xam naa ni defu leen dara. waaw man xam naa ni defu leen dara mais nous on veut les gros poissons pour am les gros poissons il faut ñu jàpp les petits poissons ba pare loolu juge dina ko wax foog nga ni loolu mun na dalal xelu citoyen ni ñun am nañu justice bu indépendante xam naa ni defoo dara waaye comme say kilifa lañ soxla il faut ñu commencer ci yéen parce que ñooñu la ñu defoon les 23 premier jour manifestation bi ne appel à insurrection ñu jàpp les 23 plus x boobu nag man lañ ci doon ut ba moom doyen juge mu dugalaat beneen lettre pour ñu demander waat assemblée nationale ñu yëkkati waat sama immunité parlementaire mus ngaa gis benn député ci benn weer ñu dugal ñaari yoon demande de lever immunité parlementaire donc pour mu munoon egsi ci man comme xam nañ ni mbirum siif lajj na ñu bëggoon ut yeneen tey fi mu ne nii andi nañ appel à insurrection andi trouble à l'ordre public et participation à une manifestation interdite parce que objectif bi yëpp mooy lu ñuy def rek ba casier judiciaire bi mu am lu ñu ci bind condamnation 6 mois sax baax na waa ji mënatul nekk candidat léegi nag noo bëggee ñu respecter ay institution ci condition yooyu ba tax man amuñu benn problème ak institution yi on respecte beaucoup les institutions mais on ne respecte pas certains hommes et certaines femmes qui incarnent ces institutions-là en déni total de li taxoon ñu teg leen foofu loolu moom je l'assume waaye nag fi may daanele nee naa la plan bi dafa lajj parce que su doxoon tey jii du ma toog fii ma ak yow di wax maa nga woon Rëbës te nu mu tuuti ñetti at lay woon seen yéene mooy nu ñuy def casier judiciaire keroog ñaareelu anecdote bi ma lay wax bi ma recevoir ñoom ba pare bi ñuy dem ndooy boobu ma la wax bi ma defee daf ma ne gars yi keroog vendredi bi dañ maa yee fajar ñëw foofu Cap Manuel yóbbu ma benn néeg ne ma defaral robinet néeg bi dafay senn te tey la Sonko di ñëw te néeg bi la war a dugg yaa ngi may dégg donc préparé woon nañu seen néeg Cap Manuel ba defaraat ko xam naa peinturaat ko sax j'espère que peinture bi defuñu fi woon poson yooyu ñuy def noonu pour ne fii la Sonko war a dugg te lépp benn objectif la woon mooy am lu ñu dugg bind ci casier judiciaire ba Sonko dootul mën a présenté wu may wax Macky Sall ak i ñoñam ma wax leen ko gannaaw yàlla mi ñu bind ñun ñëpp te di boroom dogal moom dong gannaaw moom ak xanaa ñi ma bokkal ci parti ak ci àndandoo coalition ne investiture jot na du ñu investir soo ko parce que gis nañ candidat bu ko gën gannaaw ñaar yooyu gisuma ci àdduna du ma mën a tee nekk candidat bu soobee yàlla 2024 moom Macky Sall tuuti na ci trop bu amee kenn ku dul doon candidat moomu la ndax jeexal na 3e mandat du fi am mais bu soobee yàlla bu dee yaakaar na ni ci justice am bii la yaakaar pour man ma bañ a nekk candidat tarabat ya daaka comme on dit dóor na loxoom ci ëkk ndax mënumaa tee nekk candidat bu soobee yàlla. am na lu ñuy wax légitimité ak légalité président de la république da koy wax lu bari le président de la république il est légal mais pas légitime loo bëgg a wax foofu. waaw gis nañ ni loolu dafa mel ni métti na leen trop ndax keroog bi seen waa jooju ma défenseur lan la ministre de la défense xam nu mu demee noonu xam naa ni mënul incarner nos forces d'armée moom xam naa ni leneen la défenseur leneen la lu ñun ñuy xam dégg naa ko muy wax ay waxu kacaw naan way Sonko dafa bañ a reconnaître légitimité Macky Sall mais citoyen bu mu neex mu ne reconnaître ma légitimité kooku kenn mënu cee tëj nit xam nga légitimité mooy lan mooy kii ñu fal président
man ci sama xol nangul naa ko ni président la wala sama xol mooy président de waaye man sama xol nanguwuma ni mat na ma président loolu ku nekk am nga sañ-sañ bi. tubaab dafa bi muy créer seeni affaire u droit ak république dafa xaj ñaar légalité ak légitimité. légalité mooy ci yoon ci charte réew mi kii mooy président. légitimité nag mooy xolu kenn ku ne lan nga ko mën a nangul ak lan nga ko mën a bañal kon kenn mënul ñëw ne forcément citoyen yëpp dinañ nangu ni président Macky Sall mooy seen président. bëri na citoyen yoo xam ne ci yoon d'accord nañ ni mooy président mais reconnaître ko comme président parce que ni muy doxalee réew mi ñoom gisuñu seen bopp. kon su ma nee c'est un président illégitime dàqul ni moom mooy président légal u Sénégal ndax ci constitution moom mooy président génn nañ ci élection boo xam ne dañ koo truqué def seen victoire technique mu dem conseil constitutionnel ne mooy président mu prêter serment kon mooy président te kenn weddiwul ko ndax moo nekk palais mooy jël avion bi tukki mooy signé ci turu Sénégal kon mooy président Sénégal waaye ñun dañu ne fi mu jaar ba nekk président ni mu forcé ba nekk président condition yi mu defee élection yi benn may tànn kuy nekk candidat ku dul nekk candidat am ñoo xam ne justice nga utiliser pour éliminer leen ñeneen ñi nga jénne sa parrainage pour éliminer leen may tànn kuy nekk candidat ku dul nekk candidat ñaareel bi may tànn kuy voté ku dul voté nga am ñaata ci ay ndaw sorewul million de ci ay ndaw nga xam ni ndaw ñi kenn àndul ak yow nga bañ leen jox seen carte d'électeur ba ñooñu jotuñoo voté nga xool def sa découpage électoral nu mu la neexee jël zone yi nga xam ne jàpp nga say zone yu la favorable la nga gonfler ko ak ay électeurs zone yi nga xam ne jàpp nga ni baaxul ci ñun nga vider ay électeurs kooku su gañee lu mu bëgg ñu ne ko gongo bravo dañu jàpp ni élection bi jaarut yoon kon gañewut kon mérité wul nekk président moo tax ñu ne ñun du président bu légitime ci ñun loolu nag ku mu métti dina la yàgg métti parce que man dama bokk ci ñeenti candidat opposition yi bi ñu génnee ci élection bi ñeenti candidat opposition la ñu woon bi ñu génnee ci élection am na tey ku dem ànd ak moom su génnee naan daf ñuy attaqué te bi ñu defee élection bi ci gannaaw ëllëg sa la def la sàkku daf maa bëgg a gis ñu daje fii kër benn ci sama soutien yi muy kër Atepa man moom Boubacar Camara Atepa dama am ay seede mu ne il faut ñu yëngal réew mi il faut ñu génn manifester parce que waa ji dafa foqati ne ma nag comme yow ndaw yow la ñu àndal dañu génn manifester ma ne ko du ma génn manifester parce que xeex ba buñ ci njëlbeen ba lañ ko waroon xeex bi ñu leen wooyee génnu leen ñaata lañ fi manifester pour mu joxe carte électeur yi ñu sànni ñu gaz lacrymogène musoo génn kon bu ñu toogee ba tey mu def li muy def te PV yëpp say représentant signé ko sama représentant signé ko keneen ak keneen PV yi wane ni am na 58% xaw ma nga ne nañu génne xale yi man du ma wax benn xale mu génn te yow mi di wax ni nañu génne xale yi bu génn jotee doo génn mu woote de xale yi génn mu am ay xalem yu génn dem RTS ñu jàpp leen fa ñenn ñi sax defe naa xaw nañ leen sonal tuuti moom jour bi xale yi génn dafa jël otoom dem Touba demul génn de ànd ak xale yi kon kooku tey su dee bi ñu demee weesu loolu mu newaat il faut ñu gisee ñu bëri fekkee woon nañ ko ñoom Pape Diop ñoom Hadjibou Soumaré ñoom Malick Gakou Boubacar Camara man li ma wax yëpp dafa am seede ñu gisewaat may leen xam nga lan mooy solution bi du génn di mbedd mi di xeex xam nga luy solution bi mooy ñun ñëpp nañu bañ a reconnaître légitimité am nañu boycotté ne reconnaître nañu ko légitimité am nekk nga dem prêter serment nekk président dawal 5 ans mais buñ ko reconnaître politiquement loolu moo gën a métti parce que musul am Sénégal 2000 bi ñu ci génnee nit ñi dañoo woote félicité 2012 nit ñi dañoo woote félicité maye ko loolu moo gën a métti 2007 ñu bëri bañoon nañu félicité mais am na benn candidat bu ñëwoon deuxième dafa woote félicité mais ñu génne élection ñeenti candidat ne duñu woote duñu félicité loolu moo gën a métti ci kiy jiite ñu d'accord ne loolu la ñuy def ñu dem daje signé suñu kayit Sénégal yëpp gis nañ ko tey ana ñooñu ñëpp yow noo mu ne ni reconnaître ma légitimité nit
ba pare nga dem mu lay nommer di la jox ay mbir nga dem toog ba pare wëlbati ku ne da ngay attaquer ab opposant gis nga dignité mooy lépp ci nit bu jógee ci yow rek dara desul man nag position boobu ma jëloon en 2019 mars 2019 ne je ne reconnais pas sa légitimité ba keroog mandat am di jeex position boobu laa jàpp teewul il est le président légal du Sénégal la preuve keroog bi mbas mi duggee mu woote ñu consulté wu ak suñu parti yëpp gars yi ne da ngaa war a dem uyu ji dama dem uyu ji ko wax ko li ma xalaat ci mbir mi ñëwaat toog il est le président légal mais amul légitimité sama bët donc suñu naree dem ci làmb nga daal di dëbb sa kaani dugal sa loxo arbitre ne prip nga sànni ma kaani gi sa bët gisatuma nga daaneel ma ba pare jóg ne naa la félicité du ma ko def kon loolu ñun on garde notre constance keneen beneen homme politique ne boo xam ne tey mun nga wax lii suba nga wax la li yow la concerné mais je dis que Macky Sall n'a pas de légitimité amu ko woon démb tey la ko gën a ñàkk ndax soo demee ba sa askan yëpp wan la gannaaw li xew dafa wane ni askan yëpp wan la ko gannaaw te ci Sénégal yëpp la xew nag presque 12 régions sur 14 am nañu des manifestations violentes kon kooku il n'est pas un président légitime waaye nag puisqu'il est un président légal man maa njëkk a woote ne bu kenn daaneel nguur gi nañ ko gunge ba ñetti at yi de jeex kon man légaliste la kooku kenn mënu ma ko bañal. président Ousmane Sénégal mu am loo xamante ne c'est particulier moom la ñuy wax